asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam di wax rek ni comme niñ ko ñaane rek ci tàmbali bi liñ fi boole yal na balaa ñu fiy jógee ñu tënk lu nga xamante ni ñun ñëpp njëriñ lay doon ci ñun et que njëriñ lay doon nit ci askanu Yoff di wax rek ni comme ni ñu dalale tey Yoffu démb ak tey ci initiative bu rafet bi nga xamante ni jël ngeen ko te mu nekk loo xamante ni aussi buñ ko defee luy taaral gox bi ñu nekk la loo xamante ni aussi dafay participer ci volet environnement lu ci bari day participer aussi ci volet wér-gu-yaram parce que ku ni set wax ci environnement te ku ni environnement aussi wax jeexital bi nga xamante ni dina ko am ci wér-gu-yaram donc yaakaar naa ni nekk na geste bu am solo bu nga xamante ni bu ngeen ko defee wala ngeen jël initiative bi mënuñu lu dut ubbeeku ànd ci ak yéen gunge leen ci parce que dafa fekk da ngeen ñu fekk ci suñu champ bu nga xamante ne ñun lu ñu war a liggéey la loo xamante ne lu ñu yitteel la dëkk bi set ba ñëpp mën ci nekk ci jàmm ak salaam ñëpp mën ci am wér-gu-yaram aussi kon boo comme nu ñu waxee rek dañu ne gestion participative gouvernance ouverte dañuy yaatal ba nga xamante ne képp ku am initiative ñu mën ci àndandoo ak moom liggéey ko ndaxte kat comme ni ngeen ko comprendre ba jël initiative bi dañoo wax ni kenn nit rek mënul defar monsieur le maire bu amee volonté bi te amul ay nit ñu ko gunge lu mel ni initiative bi mel nii ngeen jël yaakaar naa ni yéeneem dina kawe lool mais pour mu mottali ko dina jafe mais bu amee yéene bi am volonté defar gis ay nit ñu ñëw taxaw comme ni ngeen ko defee tey fas yéenee jàpp ci volet bi ngeen bëgg a jàpp tey bu ko ñeneen ak ñeneen defee tey action yu mel nii ñu yàgg koy pérenniser je pense que ni li ñu mbébét incha allah ci commune bi dinañ ko atteindre te su boobaa satisfaction lay doon pour toute la communauté njëriñ lay doon pour ñëpp donc comme ni ngeen ko sàkkoo rek dañ leen di bàyyiwaat ak kàddu bi ngeen wax bu ko defee buñ leen dégloo ba pare aussi après nag ñu daal dee ñëwit xool ci ni ngeen ko bëggee ak ci nañ lañ koy doxalee ñu xool ñu nit ci naka lañ ci mën a àndandoowee liggéey ba nga xamante ni objectif yi ci fixé yëpp dinañ ko mën a atteindre incha allah. billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ne sa tur ak sa sant jël nuyu bi teg ko ci sunu kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu toogal muy maire yi ndaxte nag ku ñu yónni ku ne dayooy kala yónni nga yor ñu koy rafetlu di wax ne ñun waa Yoffu démb ak tey te ngeen bokk ci ñun ñoo ñëw fii di sàkku partenariat boo xam ne ñu woo leen kenn ñàkk leen woo kenn waru leen si ëppale di profité avant ñuy sori di nuyu ka nga xam ne mooy Adja Sylla Thiaw bokk ci ñun ku si mel ni maire Garassé Diène bokk ci ñun ak ñeneen ñoo xam ne ma tudd leen wala ma ñàkk leen tudd ñoom ñëpp dañoo bokk ci ñun parce que ñun dañoo gëm ne Yoffu démb ak tey Yoff en miniature la lépp loo xam ne dafay yëngu ci développement Yoff duñ ci xaar kenn dañuy commencer kuñ say fekk ñu ci loolu daal defe naa moo und daje bi waaw du ma ci sori nag dinaa jox ku ci mel ni maam Boubou waaw comme ça moom mu xool nan la ñuy defee chronogramme waxtaan wi mais daal li ñu bëgg daal moom defe naa mooy li ngeen bëgg rek développement Yoff dal nañ ci yàlla jàppale ba bépp xalaat boo xam ne bëgg nañ ko yàlla defal ñu ci lu raw sunu njort jërë ngeen jëf. madame le maire ànd nañu ak jaraaf Doudou Mbengue jaraaf Papa Diagne Diène ay ndombu tànk la ñu nekk ci commune bi yu bokk ci ñun ci li ñuy def alors ki doon wax léegi mooy président Baytir Ndoye Mandione Mbengue mooy secrétaire général bi ñi ci des ay membres lañ Maam Issa Samb Khalifa Pape Kébé Mamadou Diène Alpha Diallo Tourou Cissé Modou Mbengue ak Mbass Gueye waaw ñooñ ñooy waa Yoffu démb ak tey ak Baye Ousseynou Diop Badjama anam il est pas là Badjama tu m'as manqué hein? Voilà madame le maire comme disait l'autre xam nga ñun moom benn association lañ régulièrement constituée avec un récépissé bu doon association bu dérivé ci panel vous savez le panel c'est un forum c'est une réunion permanente alors si la ñu nekkoon ba mu dérivé nii ñu nekk tey amuñu
amuñu tabu Yoff lépp lu ñuy waxtaane ku nekkul ci suñu ligne de mire rek mooy ki nga xamante ne mu ngi defar pour dëkk bi mu baax mais ku ñu gis ne yaa ngi defar te li ngay defar du intérêt général rek yaa ngi suñu ligne de mire te bëgguñu ko ñu épargner dañuy xeex pour dëkk bi maa ngi réunion ni fayal ma téléphone bi j'aime pas ça aywa ñu am bëgg liggéey nii ak ñu ngi nekk ci dëkk bi di liggéey d'ailleurs li ñu fi réalisé moom biñ ko doonee gannaaw lañ ci la ñu jaraaf dun mbeng doon wax buñ lu ñu wan gannaaw rek pare dutuñ ko xool peut-être que ne suivi ba danañu intéressé mais kuñ ko teg ci loxoom dinañu bàyyi xel ci yow alors ni ñu nekkee ne amuñu tabu esprit boobu ñu jógee léegi pour Yoff di réunion di dajale te kenn du dem ñun bu ñu jógee bu kenn jógee ne nañ def nangam bu jiitoo rek ñëpp fekk ko fa bi ñuy daje bi ñuy dajee nii commencé nañ def sensibilisation te réunion bu ñu def suba waa ONAS danañ ñëw di ñu déboucher pont canal tout à léegi bii sotti fee ONAS danañ ñëw demee liggéey ko on a fait le nécessaire pour raccorder ko ci pompe bi te loolu ñu ngi koy réaliser pas ci compte Yoff démb mais sur le compte de la mairie maanaam li ñuy def dañ ci désintéressé alors esprit boobu ñu indi moo ñu tege fii comme ni Mansour doon présenté li taxoon may def ubbeeku bi mooy ngeen xam ne fekk ñu seetuñu Baye Seydi maire Yoff la ku ñu fi fekk ngay responsabilité yow la ñuy waxal boo fi newul woon beneen adjoint new fi conseiller municipal bu ñu fi fekk rek wax nañ ak maire yi te li ñuy wax ak moom mooy doon foi pour lu mu ñu wax rek ñu jàpp seeku ñoo maire bi dara seeku ñoo ab adjoint dara maire bi la ñuy waxal parce que ñun sama kàddu tey kàddu président Baytir amul valeur kàddu Yoff démb ak tey la ñu yor boobu esprit la ñuy doxee est-ce que yéen a ngi may comprendre on est très respectueux de vos personnes yéen ñi fi toog ni bu fi Baye Seydi toogoon cër bi ñu koy jox boobu lañ leen jox ku doon conseil municipal président commission adjoint ku ñu mën a recevoir rek maire bi recevoir loolu lañ gëm moom lañ xam ne noonu la administration municipale di doxe alors noonu la ñuy doxee léegi nag ñu ñëw si ñu ngi bëggoon na di def dañuy waxtaan benn bés rek ba ku mel ni Badjama ak Modou Mbengue ñuy wax pour ñu defar tefes gi tefesu géej bi dafa salte amoon nañ xalaat sax pour gas ko am na suñu benn mag maam Maodo bu fi newoon ci loolu lay wax waxtaan boobu rek mën na leen ñu jóg dem ñu jóg di doon defe ji visite des lieux def ko sensibilisation diggante bi ñu débarqué géej ak bi ñuy pare on a fait 2h30 diggante Mbengeen ak Tongoor ñu bëgg mairie bi jàppale bi ma ñëwee Baye Seydi dama ne que ñu ànd liggéey dëkk bi am nañ ay doléances yu ñuy wax ci géej ñi ñu koy wax nañ leen ne du ñu jël fii benn engagement mairie bi du jël benn engagement ñun waa dëkk bi ñoo defar dëkk bi mairie bi moo ñuy chapeauté mais mairie bi mënul defar dëkk bi saa ñun il faut que ñoom esprit développer dëkk bi pour que dëkk bi mën a développer wu loolu la ñuy wax doléance même doléance bi ñuy teg moom la ñuy wax ba fin comme yéen ñi fa newuloon war ngeen xam lan mooy problème bi Baye Seydi bi ma ñëwee nee na ma moom nee na ma bëgg nañu proposer que ñun ñu def clair pour mu jàppale ñu am délibération par rapport à ça au gravat bi ñuy sotti ci géej gi ñun dañu bëgg waa Yoff démb ak tey waa mairie ñu jox ñu espace mu ngi ci correspondance pour ñu gérer gravat bi Yoff te loolu dafa dafay mën a ànd ak accompagnement bu brigade de l'environnement ak bu service d'hygiène il faut que ñu réprimander pour mentalité yi mën a évoluer beneen bi
mooy ñu fexe ba tali ba prétexte bi le prétexte mooy ñu fexe ba bale tefes gi pour ñu bale tefes gi ñu am collaboration UCG ñu ñëw jàppale ñu maire noonu na dina indi matériel lourd déjà alors avec le matériel de l'UCG ñoom Touroum ak ñoom Badjama ñoom Modou Mbengue moom il est responsable là-bas dana yomb te Mansour moi j'ai été conseiller municipal en 96 Yoff maa fi indi woon marché nan bi ngay yàq marché hebdomadaire maa ko indi woon parce que ba maa woon président commission à les marchés j'ai jamais travaillé en municipalité un travail comme celui de Mansour Seck Demb. Il a été vraiment à la hauteur. Mansour, il a été à la hauteur. Dafa réussir suñu mission parce que fi ñu nekk di liggéey ak moom mu ngi oo suñu correspondant yi ñu yaakaar mairie bi jàppale ñu pour ñu ñëw mu ngi liggéey ak ñoom déjà di ñu passe di wax ak ñoom. Il a été vraiment super. moom si sama gis-gis personnel mairie bi am na 45% si man ndax benn gontu Mansour ma Ibou Sakho daan wax ngontam Seydina en lune moom la ma Mansour gontal démb vraiment ñu am si satisfaction torop te bu ñu ko waxul dafay mel ni du ñun parce que bu ñuy wër excellence gis excellence nëbb ko duutuñu excellent du dëgg alors vraiment def na liggéey bu rafet jàpp si 2 heures de temps Mansour dafay dox ba tooy xepp ba mu ne monsieur le maire mu ne ma grand ñu dem nangam sax vraiment macha allah alors mu ngi noonu madame le maire nous désirons am terrain à titre temporaire et précaire bu fi laa doon terrain waa yoo fi dem bay tey bu ëllëgee ñoom maam Isa yi bay titre séddoo ko jaay ga alali mairie bi ab espace boo xam ne mën nañ fa déposer gravat man fa indi éventuellement machine bu transformer gravat mais avec la mairie est-ce que comprendre ngeen pas yoo fi dembay rek en collaboration tout ce que nous désirons faire nous désirons le faire en collaboration avec la mairie en parfaite collaboration avec la mairie moo xam ndax da ngeen ñuy jëlal ak nit mu nekk fa ay nit sax lay doon parce que wala da ngeen koy bàyyi ak ñun ñu gérer ko yéen a xam mais nañ fexe ba gravat ku ko sottee si dëkk bi bu mairie bi ñëwee brigade de l'environnement mu metti si yow mais mënuñu leen wax ne bu leen ko fi sotti te duñu leen seetal fu ñu ko sotti du dëgg voilà tefes gi dafa salte dañu koy bale tàmm nañ di wax ne mbalit mënul xaj ci kër te on est surpeuplé surtout à Ndenat et à Domor on est vraiment surpeuplé nan la ñuy def ba ngeen seetal ñu ay surveillant yoo xam ne ku fi tuur ñu mën ñu ne diw tuur na wax na joxe naa sama numéro téléphone bu kenn xuloo bu kenn xeex waa brigade de l'environnement ñu dimbali ñu ak waa service d'hygiène lébu boo laalee poosam rek mu xam li nga ko wax ku fi fay ñaari yoon 6 000 francs ba ñëpp dégg ko kenn du tuur si tefes gi ngoon danañ xam ne mbalit mi UCG mi wër di ko ramasser fu ñu ko teg dana ko fi jël si ñii di sotti fumier bi mooy neefare fas yi ah ak xar yi gétte yi voilà ñiy baleex gétte yi mën nañ leen boole stock ak gravat bi ñoom nee nañ amuñu fu ñu ko sotti du prétexte parce que ñun dañuy fay taxe sur les ordures ménagères du prétexte état bi dafa am obligation pour enlever teggi na mairie loxo mairie ci mbalit mi nañ jël ay responsabilités mais nag comme suñu population la ñu bëgg leen proposer fa ñuy denc xeer yi ñu stocké fa neefere fas yi keneen ku ko fi defati Mansour wax na ne dina fexe ba borom fas yi ñu takk je sais pas benn saaku ja
ku ko takkam muy di dox muy sotti ci mbedd mi agent yi man la defal contravention mais boo ko paree nga yóbbu ko ci oto mbalit wala nga yóbbu ko fañ koy déposer. En gros am nañ benn forum bu ñu waroon def on l'a fait sur Adja Sylla Gracé nañ ko lijjanti madame le maire suñuy document je pense secrétaire général mu ngi noonu suñuy correspondance yi ñuy def pour mu ñëw si yéen bëggoon nañ leen a gërëm d'avance mais dañuy xaar ba gis la ngeen def bu samedi ak jàmm daal bëgg nañoo defar journée bëgguñu ba journée bu bari mbooloo madame le maire bëgg 45 Mansour la woon waaw d'accord on verra bien bëgguñu journée bu bari mbooloo journée bu efficace lañ bëgg incha allah moo tax gars yi dañuy dem ziyaara ñu programmer exprès après ci seen gannaaw ñu def suñu ex on n'a pas besoin de mbooloo boo xam ne dafay ñëw ku nekk di wax autant de Sénégalais que d'entraîneurs sportifs xam nga mën lañu am ñun ñi toog ñëpp on est tous techniciens moo tax ñun ñëpp dañuy privé suñu bopp parole bi président Baytir moo waroon wax ak Serigne Mame Mbaye Laye alors ñoom nekkuñu fi comme ñii jaraaf yi dañ bëgg ay ndomi tànk lañ xam nga ñoom foog ñu wax boo leen paree rek ñu jox leen kàddu gi ñu tëjal. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di jël sama nuyoo di ko teg ci loxo comme ni nga ko waxee comme dëkk day am kilifa dafa am borom dëkk muy suñu jaraaf yi jaraaf imam Papa Diagne ak jaraaf Doudou Mbengue di nuyu waa Yoff démb ak tey ñëpp bu ma limee juum mais dama si sippi mbaas comme man dama xaw a jigéene ak sama ma fille chérie Diatou Ndoye aussi ma di ko dalal di nuyu ñëpp di aussi nuyu mes camarades conseillers municipaux bu ma ko waxee à la tête dama siy jiital madame le maire Mbène Faye teg ci le chef de cabinet Ngagne Ndoye bu ma paree teg ci monsieur Amar Ndoye conseil municipal nekk chargé aussi des affaires juridiques de la mairie moo paree teg ci monsieur Mamadou Ndoye teg ci monsieur Yankhoba Diène aussi conseiller la teg ci madame Takhari Wan conseillère la madame Awa aussi conseillère la teg ci madame Tandé Ngom Seck ñoom ñëpp ñuy ay représentants comme ni nga ko waxee du maire ak monsieur le maire Mansour Seck mi nga xam ne mooy le président de la commission environnementale bu maire Yoff ak aussi maa ngi seen monsieur Maxi Dieye muy dugg aussi Félix di conseil municipal aussi may nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sargal ñëpp ndax ndaje bi comme ni nga ko waxee amaan na ba boo fekkoon benn conseiller rek mat na parce que conseil municipal day répondre ci turu maire parce que askan bi la fi nekkal rawatina dëkk monsieur le maire moom moo ko bëggoon a teewee parce que boo gisee bi nga ma waxee heure bi mu accepté que parce que daf si bëggoon nekk mais comme ni ko monsieur le maire Mansour Seck waxee dafa fekk ne poste de responsabilité bi mu yoroon ville de Dakar muy en tant que chef comptable matière bi ñu ko falee maire Yoff moom mu ne comme dafa xëccu laaj Yoff ba yàlla jox ko ko mënatu ko fi bàyyi Yoff di xëy faneen si la bàyyee foofu démission ba tey la ñu def passation de service bi pour mën a rek bàyyi temps am fii si Yoff donc mu ngi siy jéggal bu baax. mais comme ni ngeen ko waxee rek man Adja Sylla Thiaw foog naa bu ma jumul may la présidente chargée à l'organisation bu Yoff démb ak tey buñ ma daaxul ci diggante bi loolu laa nekkoon donc mën nañ bañ a guddal parce que maire bi fii dañu tàmmoon lu si nekk rek ki ko yelloon foog naa bi ñu si waxee tonton Mame Boubou maire dafa ne la booy naa la ajaam bi mu waxee ma oowaat monsieur le maire Mansour Seck parce que moom mooy chargé commission environnementale te li ñu ko dénk foog naa Yoff kenn du ko laam-laameel ne loolu liggéeyam la tey li ñu fi dajale muy Yoff démb tey dafa bëgg a def journée de nettoiement wala set setal ànd ak commune de Yoff loolu lu ñu rafetlu la parce que dëkk bi boo demee maire dafa bañoon ba bi muy woo campagne dafa am ay termes yu mu doon wax wat gaal yégoo in soobandoo in sippendoo donc tey ki nga xam ne mooy maire bi monsieur le maire Seydina Issa Laye Samb mooy autorité bi moom la fi yàlla teg mais moom kese bañ naka ba déglu nañ ko ci ay vidéo mu ne bu leen ma fal ba pare di ma seetaan donc ci ñàkk seetaan boobu la ku ci nekk li ci sa wàll ci tool bi da nga koy bay mooy li leen fi indi macha allah muy lu ñu rafetlu monsieur le maire aussi di ci rafetlu parce que boo leen liggéeyee Yoff démb tey ànd ak seen maire bi da ngeen koy wàcceel benn charge te ci loolu man lay profité aussi di lancer waale un appel à la population yoffoise que ni ñoom ñëpp maire bu seen alal la
gestion bi dañu war a def comme ni ko madame le maire waxee participative la dañ ko ouvrir d'abord muy une gestion ouverte mu doon participative ba pare inclusive ñëw boole donc da si inclure man inclure si yow inclure si citoyen lambda bi toog këram donc Yoff ñun ñoo ko bokk bu defaroo ñun la defarol bu jëmee ci kanam ñun la jëbal ci kanam donc dañ leen ci rafetlu ci li ngeen def di leen sant di leen gërëm di ñaan ne ak ñun moom ak Yoff maire Yoff képp ku ñëw incha allah ak ku ñëw dinañ la fekk ci ndax li ñu bëgg mu soxal maire mooy mu am réussite te réussite maire mu réussite waa Yoff gépp la maa ngi leen di sant ci kàddu yi bu jubee amee lu ci dëng man la bu jubee aussi suñu boroom la merci beaucoup. salaamaaleykum mbokki Yoff salaamaaleykum waa Yoffi démb ak tey ñu ngi rafetlu vraiment teewaay bi nga xam ne am nañu ko fii tey ci mairie bi di rafetlu aussi partenariat bi ngeen xam ne am ngeen ko ak équipe municipale bi nga xam ne ñoo fi nekk di doog a toog ci mairie bi di sant ak gërëm Yoff démb ak tey ndax am ngeen way am ngeen way wu rafet ndax ñun bu fekkente ne dañu ñëw dalal leen fii ci locaux mairie bi Yoff te lii leen tax a jóg du dara lu dul cadre de vie bu Yoff ngeen ñëw pour accompagner équipe municipale bi ñëw pour accompagner monsieur le maire Seydina Issa Laye Samb donc tey moo tax ma ne am ngeen way ci loolu ñuy wax rekk ne man dama bëgg Yoff bu ñu ma gisee nañu xam ne ndawal mairie bi la ndax ku xam mairie ni muy fonctionner di nga xam ne le maire il est le président de toutes les commissions le maire est le président de toutes les commissions ñun ci ndigalam la ñuy wéyee ndax ci waawam la ñuy demee ci carnet d'adresse am aussi la ñuy doxee di wax rekk ne ci loolu ci la ma maire boole ak madame le maire Adja Sylla Thiaw ne ma am na war nga ànd ak waa Yoffi démb ak tey pour def état des lieux muy tout le littoral ma ànd ak ñoom ma waroon ànd ak l'agent voyer monsieur Ndiaye Diène mais yàlla dafa dogal bés boobu dafa yemoo ak Ndiaye Diène di poser benn PRN bu nekk fii ci mairie ci marché bu Yoff loolu moo tax jotuñu ànd mais y avait Amar Ndoye qui était là-bas ak monsieur Ndaw ak Samba Ndaw muy président ale marché visite boobu nag dafa xawoon jàmp mais su fekkonte ne jàmpul dañ ciy ànd ak suñu partenaires yi nga xam ne ñoom ñooy doog a ñëw léegi muy la brigade de l'environnement ànd ci ak service d'hygiène ànd ci ak eaux et forêts ànd ci ak UCG ndax ñooñu c'est des partenaires de la mairie mënuñu def dara te ànduñu ak ñoom loolu moo waral ci loolu may jéggalu suñu partenaires yooyu mais ñoom xër bu ñu am ci ànd ak accompagner monsieur le maire Seydina Issa Laye Samb ci programme am moo tax réunion bi tey lañ ko yëg mais bi ñu ko yëgee ñoom ñëpp gis nga dañu bàyyi li ñu doon def ñu pour teewe réunion bi waa UCG yaa Mamadou Mbengue qui est là toogal leen fi mais am na yeneen ndaw yoo xamee aussi ñu ngi ñëw ci loolu aussi may jéggalu aussi les conseils municipaux yi nga xam ne ñoo bokk ci biir commission environnement bi ndax ñoom it réunion bi tey lañ ko yëg mais ñoom ñëpp dañu bàyyi seen lépp ñëw pour accompagner Yoffi démb ak tey di aussi jéggalu aussi le cabinet du maire ñoom aussi gis nga urgence la mais ñoom ñëpp dañu bàyyi li ñu doon def muy ñoom Mamadou Mbengue ñoom ñëpp dañu bàyyi li ñu doon def ñëw pour mën a fekkee waxtaanu Yoffi démb ak tey ak mairie bi di wax nag ne
Yoff démb ak tey ah maire day wax fa dëgg yàlla ba démb li may ànd ak yéen yëpp moo may wax defal ma def waxal ma wax dégg nga lépp lu ma def rek ci ndigalam laa ko defee ba ci ñi ma waxtaanal ñëpp ba tey jii léegi la may oot boolewaat ak waa service d'hygiène léegi am na loo xam ne du ma ci delluwaat mais y a Mamadou Mbengue aussi qui était là-bas hier bien que moom daf ci yam mais dafa ñëw accompagner ñu ànd ak ñun dafa am loo xam ne nag monsieur le maire dafa oote une gestion participative bëggatul dafa bëgg Yoff gu bees muy Yoff goo xamee Yoffu pencoo lay doon mu nekk Yoff boo xamee dañuy ànd ñun ñëpp di xalaatandoo di defandoo le président monsieur le maire comme ni ma ko awee suñu mag maam Boubou Ndir daf ko wax sànq am na yu bëri yoo xamee bëgg na pour maire confier ko waa Yoff yi démb ak tey loolu defe naa kuy ut ku mu fanaan kuy ut fu mu fanaan ak kuy ut ku ko wéttali defe naa du leen boole. ci loolu ñu wax ne ñun li ñu oote mairie bii mooy dañu bëgg ànd ak association yi ànd ak OCB yi nga xam ne ñoo nekk Yoff ñu accompagner leen donc ñun duñu def lu dul lépp luy taaral xar kanam Yoff maire pare na pour accompagner tous les associations qui sont à Yoff bu fekkente ne nag mu nekk loo xamee du politique parce que ñun dañ doon politique bi ñun ñoo doon taaxuraan ñun ñoo duggoon ci kër yi laaj nit ñi seen ay voix teg ay musique ba ñi dëkk bi jox ñu seen baat li ci des nag mooy ànd ak dëkk bi liggéey sans distinction de parti politique mu bañ a am politique ndax bu ci duggee rek mu yàq lépp loolu moo waral ñun pare nañu pour accompagner Yoff yi démb ak tey waxuma pour tey mais ci diira mandat bi ñu nekk yépp ànd ak yéen liggéey le président Mame Boubou Ndir wax na ko sànq l'environnement c'est un problème de tous ndax Yoff bu tàkkoon tey kenn du jaale Baye Seydi bàyyi waa Yoff yi démb ak tey kenn du ma jaale bàyyi leen donc l'environnement tey Yoff lii fi nekk c'est une bombe écologique ñëpp xam nañ ko ndax Mamadou Mbengue est là je dis que kii Yoff daf ko war a téye bu baax ndax moom mooy mémoire mairie bu Yoff bii loolu la yàlla dogal te gis nga jaamu yàlla bi jëkk mooy nga nangu dogal soo ko nangoo noppalu ko soo ko nanguwul da ngay sonn man mi ànd naag moom liggéey fii xam naa lan lay jar xam naa lu mu mën am ko moo gën ñu ñàkk ko dafa am ñoo xamee ci Yoff il faut que Yoff jàpp leen ñaanal leen bu ñu defee loolu rek Yoff mën a dem ci kanam sans parti politique kii ku ko xam-xam ne du politicien te lu mel noonu nag bari na ñu bëri ci Yoff ñu mel noonu yaa fukki Mamadou Mbengue yu fi nekk maire bu fi nekk rek gërëm nga ko donc nañu xam ne loolu dëgg la te wax dëgg du wàññi wërsëg dégg nga ci loolu ma ciy wax ne kii dafa wax sànq banque de gravats pour ñu am benn banque de gravats boo xamee dañ koy confier Yoff yi démb ak tey mais ñu am aussi banque de sable boo xamee dañ koy confier Yoff yi démb ak tey mais ñu am aussi beneen banque de terreau parce que Yoff aussi boo xoolee Yoff boo xoolee man ba ma daan def vaccination pour les petits ruminants ñoo ko doon def parce que loolu tam suñu commission la bokk mais Yoff moom la vétérinaire yëpp di xëccoo pour gagner ko parce que boo ko gañee li nga fiy am beneen commune ba ci banlieue bi amul ku ko mën a am li nga mën a vacciner ci ay tête mënoo ko vacciner fenn te tête yooyu dañu dëkk ak nit ñi te tête yooyu dañuy neefare yooyu c'est du terreau lii fi nekk ci ay fas amul ci benn commune bu nekk ci Ndakaaru mais loolu yëpp boo boolee neefare yooyu yëpp c'est du terreau boo xamee dañ koy jaay ONAS bii ñuy wax nii ñoom seen suuf si léegi moo gën a cher ci terreau yëpp suufu ONAS bi donc yooyu yëpp mairie bi pare na pour liggéey ci ak association yi boo weesoo loolu muy banque de sable ñëpp gis nañ ne érosion côtière bi fi nekk gravats yi ñuy def
kii mu ngi koy wax y a des sanctions mais sanctions yi nga xam ne moo am ci grava yi moo gën a lourd ça commence de 250 000 jëm 350 000 man bi ñu fiy jógee Mamadou tu te rappelles defoon nañ ko mais service d'hygiène ñoom ñoo doon def loolu ànd ci ak brigade de l'environnement parce que ñi koy tur ay fas lañu fas yi lañ koy yeb mais fas yooyu ku ñu ci sanctionné benn yoon bi ñu ci rek defee fii mais liñ fi récolté ci xaalis te xaalis boobu dafay dugaat ci biir Yoff am na ci loo xam ne ci biir Yoff lay dugaat donc loolu ñun dañuy pare sawar ci pour ànd ci ak yéen mais loolu yàlla dafa dogal man bi may nekk président commission environnement dafa fekk si sama fin mandat laa ko defoon ak service d'hygiène ak brigade environnement donc ñoom ñu mbasa yàgg nekk ay partenaires de la mairie Yoff nag dafa am ay xarit Yoff dafa am ay xarit Yoff dafa am ay xarit te yàlla daf ko bëgg moo tax mu utal ko ay xarit moo tax ku ko bëgg a def loo yenn yow ak sama borom yéenay daje ndax dina am loo xam ne Yoff yàlla dina ko wàcce ci Yoff nga yaakaar ne yow la fekk Yoff la ko wàccil boo ko téye it Yoff wàccewaat keneen mu koy def ci Yoff te doo ci mën dara moo tax li ma bëgg mooy li nga xam ne mooy environnement mu nekk un problème de tous il faut que pour nous tous il faut que ñun ñëpp ñu ànd comme ni ñu ko waxee wat gaal ak yëgoo journée bi ñu jëm nag dañu bëgg a ànd ci ak yéen xam nga maire yi moom du ñëw ne journée bi nii lañ ko bëggee maire yi accompagnement rek lay def ñun yéen ay wax ne nii lañ bëgg ñun ñu ànd ci ak suñu ay partenaires xool li ñu ci war ñu def ko partenaires yi aussi tamit ku ci nekk wax partition bi nga xam ne moom lay joué ci bés bi ndax Yoff aussi am na ñoo xamee ay dafa am ay xarit yooyu pare nañu pour ànd ak yéen ci bés boobu UCG mu ngi fi service d'hygiène mu ngi fi brigade environnement mu ngi fi ak ñeneen ñoo xamee bëgguma leen sax tudd muy Kirène muy Nebedaay muy Proplast ñooñu ñëpp c'est des ay structures la yoo xam ne pare nañu pour accompagner Yoff ci cadre de vie donc yooyu mooy yi nga xam ne j'ai été très long mais di wax rek ne ñun lii c'est une aubaine comme ni ko monsieur le maire di waxee chaque fois c'est une aubaine pour nous mais lépp nag mooy lu fi yàqu rek politique moo koy yàq mooy li nga xam ne dafa xaw a fiir politique moom lu mu dugg mu yàqu voilà ñun nag dañu nekk ci dynamique boo xamee ñi fi toog fii nekk représenté fi le maire ñun ñëpp bokkuñu parti pour nga xam rek am na ñoo xamee ñun ñëpp bokkuñu parti te pourtant yokkoon pour nga xam ne rek ñun ñëpp dañu simi suñu mbubb politique teg ko fële donc ci bés ba ñu bañ ci dugal politique mu nekk loo xamante ne ni vraiment day nekk yëfu Yoff loolu bu ñu ko defee mun nañu ànd ci juróomi at yi te pare nañu encore pour ànd ak yéen maa ngi koy wax léegi mairie bii Seydina sànq mu ngi koy wax pour def benn banque ñu ngi wax léegi encore banque gravat de sable ak yooyu parce que tamit waratuñu nangu nit di jël suufi Yoff parce que nañu seetlu chaque fois suuf si taw bi moo koy wàccee su ko taw bi wàccee bu appel ñëwee wala dara ñu jox ko camion ñu tibb ko dem jaay ji ko hors de Yoff alors que Yoff am na ay zones yoo xamee soxla nañu ko gravat yi dañ koy jaay am nañu ko soxla terreau bi dañ koy jaay Yoff soxla na ko léegi nag ci biir loolu maire dafa xalaat pour def benn banque de pépinière fii ay Yoff mu nekk loo xamee Yoff dootul soxla sax di dem di uti ji ay garab wala di ñaani ji ay garab maire pare na pour accompagner ci Yoff ci loolu def benn banque boo xamee chaque année ñu ne lii am nañ ko ci pépinière te lépp ci biir Yoff lay jëm ku soxla ci Yoff di nga ko am ci anam boo xamee xëy na sax may lay doon dégg nga moo xam loolu tamit mu nekk loo xamee bëgg nañ ci liggéey ak association yi nga xam ne ñoo fi nekk di yëngu ci wàllu environnement dégg nga donc daal di wax ne le cadre de vie c'est un problème de tous ñun ñëpp nañ ci jàpp ànd ci ak yéen ñu liggéey sans pour autant kenn bañ a indi politique wala leneen loolu bu ci duggee rek mu yàqu loolu rek laay leen di ñaan di leen sant di leen gërëm j'ai été très long am na ñu fi nekk ñoo xamee am nañu seen wàll ci bés bi ñooñu it am nañu pour jël parole UCG mu ngi ci yoon bi di ñëw ñooñu aussi ñëw nañu voilà ils sont là donc di wax rek ne madame la maire ci gàttal loolu daal mooy li nga xam ne man laa bëggoon a wax beneen bi aussi di leen féliciter ñoom ndax li ñu def dimanche muy jël tout le littoral waxtaan ak tous les acteurs du littoral te ñooñu mooy ñooy sont les concernés mooy mbaari géej par mbaari géej amul fu ñu demul donc ñoom bàyyiwuñu fenn donc ñii di wax ne liggéey bi ñu def
non seulement pas que pour préparer la journée du samedi, mais aussi en même temps c'était c'était une journée de sensibilisation. maa ngi koy wax aussi sensibilisation bi mooy li gën a am solo ci li ñuy def ndax dañuy wax toujours que la nature a horreur du vide baat bi ñu bari dañ koy yemale foofu mais baat bi yemul foofu dafa wax ne tout espace mérite d'être aménagé gis ngeen xët ba li fa nekk lu naturel la gazon naturel loo xam ne ñun ñëpp fa lañ ko fekk mais gis ngeen actuellement ñu ngi koy agressé ak ay gravats mu nekk lu ñaaw lool. mu nekk lu ñaaw lool ku ko gis rek war nga xam ne ndona la loo xamante ne yàq nañ ko mu bokk ci patrimoine culturel bu Yoff ëttëb Maam Ndiéré nekk foofu ngeen xool tey li ko agressé ay gravats la ay neefaray fas mais vraiment loolu mu nekk une insulte boo demee ci waaye géej muy fii fi ñuy wax frigo boo demee aussi c'est agressé et loolu c'est mel dafa mel ni dañuy saaga suñu coutume dafa mel ni dañuy saaga la tradition lébu boo xoolee fépp fu ñu doon suñuy maam doon toog doon fa tuuru boo demee tey ay neefare nga fay fekk wala ay kiiwu ONAS nga fay fekk ay ndox yu bon ay saw ñoo fay tuuru mu nekk lu ñaaw pour Yoff mais pas pour Yoff mais pour tout Dakar loolu nekk na loo xamee constat la boo xamee il faut que ñun ñëpp ñu waxtaan ci pour xool comment résoudre tous ces problèmes Ndiaga Samba yàlla na ko yàlla yërëm mais yii à son temps dama ci doon waxtaan ak moom def ci ay plaidoyer yu am solo donc di wax rek ne bëgg nañu ànd ak Yoffi démb ak tey bii ñu ànd ak yéen ànd ak monsieur le maire Seydina Issa Laye pour que ñu def beneen Yoff boo xamante ne ni rakk topp mag topp baay ci loolu daal ñun tànk yooyu si la ñu nekk di wax ne on est open ci lépp lu ñu indi loo xamee pour defar Yoff la incha allah. négocier wuñu ku fi ñëw si ñoom ne dafay ñaan intervention si quelque infraction que ce soit sur le littoral yow ku ñëw si ñoom yebal leen ko si ñun arrangé wuñu neexalantewuñu tefes gi lañ bëgg mu set ba pare mu am suivi set waa UCG suivi set ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk am na parti boo bokk bu doon politique rek du ñu ànd secrétaire municipal ci la bokk si Yoffi démb ak tey la bokk kii maire beeg ñetti adjoint ci Yoffi démb ak tey lañ bokk li si nekk si ay conseils municipaux kenn mënu la wax ni mu doon kenn waxu la fi fu mu bokk maire de Yoff si Yoffi démb ak tey la bokk amuñu politique dëkk bi la ñuy bëgg a ànd xeex ak suñu mentalité parce que xam nañ suñu bopp bu leen ñu defar benn intervention s'il vous plaît. bëggoon wax rek léegi bi may kii comme ni Mansour waxee comme ñu dafa am ñu rejoindre te dañ ñu war a jàppale ci liggéey bi ñu briefé leen un peu rek wax leen journée samedi bi naka lay demee lan mooy activité bi ak yéen lan ngeen di xaar si ñoom bu ko defee boo leen jëlee bu ñu leen joxee kàddu ñoom dinañu mën a réagir en fonction de li ñuy organiser naka lay demee pour que ñoom ñu mën ñu wax fan la ñu mën a appuyer ak ci suivi bi aussi naka lañ ci war a mën a taxawee moo taxoon may kii donc après yaakaar naa ne buñ ci paree ñu mën a joxaale aussi l'agent voyer mi ngi toog bu ci amee lu ci sànni aussi. je pense que ne mënuñu wax lu weesu li ñu wax ni matériel lañ bëgg bu ñu àndal ak ay éléments UCG lu ñu mën a jox ci élément de waa ONAS soxla nañu leen du noonu lañ tudd mooy ñuy defar kii bi demee ñoom déjà ñu ngi sur le terrain di defar parce que dañ leen teg pression avec l'appui du khalife général maanaam dëkk bi ñi ko ilif ñëpp ñoo bëgg ñu mu baax mais ay nit yu jóg pour jël initiative mooy problème bi ñun loolu rek lañ def sinon li ñu bëgg nii ñoom moom la ñëpp bëgg du dëgg waa UCG waa UCG personnel lañ bëgg loolu la ñu mën a jox ci ay nit yu ñu mën a enlever ak matériel camion poclin soxla nañ ko loolu la ñu mën a dimbalee rek pour ñu nettoyer ko ba mu set soxla nañ ko mais li gën a metti du liggéey UCG mooy liggéey brigade de l'environnement ak service d'hygiène ñoom lañ bëgg ay moyens de répression yu drastique bi ñuy tàmbali noonu lañ koy waxoon mënuñu nettoyer tey du suba ñu amaat yeneen tas d'immondices yu ëpp yi ñu amoon chaque jour nit ñi di programmer di nettoyer chaque jour muy gën a bon yenn nit ñu jël j'ai dit que man ak yow ñu jege woo kër nga jël 10 millimètres
ci sama 50 centimètres ci sama kër moo gën neex yàlla ci charia moo gën neex lay yi nga jël 10 millimètres ci mbedd mi parce que 10 millimètres yi waa Yoff moomuñu ko waa Fongolembi si lañ bokk c'est la voie publique te il faut que kenn ku nekk si ñun ku sa mbokk nekk si lu teguwul si yoon bu yoon tegee si moom nga dimbale ñu ngir yàlla bu ñu ñaan nee naa leen suñu parti politique mooy commencer par soi terminer par soi kenn ku nekk na tàmbalee si sa bopp jeexal si sa bopp bu ñu réussir mission bu ñu Sénégal royee dinañ am ab république parce que fi mu ne nii on n'en a pas encore du dëgg monsieur le maire loolu rek lañ bëgg accompagner leen ñu ak les partenaires que vous avez nous avons des partenaires ay association yu bëgg ñëw pour jàppale ñu mais li gën a important c'est l'après journée du 14 vraiment au minimum ñu toog 2 ans te duñu nettoyer waat chaque point bu nekk ngeen tegal ñu fa benn agent mu ñuy surveiller muy balayer di surveiller bu tefet bu tóngoor bu ndenaat bu daagu daan ndëngaañ ba laayeen fenn fu nekk na fa nit nekk yor suñu numéro téléphone wala mu yor ci brigade de l'environnement ku fi yàq li ñuy bañ ci tefes gi moom la ñuy bañ ci tefes yëpp c'est universel ku ko fi def ñu ñu ñëw teg te man xam naa léegi yi de waxuma la ku fi finance ci violon ku nañ leen defeere sax na metti rek ba pare na amende drastique ñoom boo laalee seen poche rek ñu régler tant que yaa ngi wax ñuy wax dañuy def sensibilisation ñu fekk benn mbokk bi ñu waxee bay dem président Betty mu ñëw teg ay charrette di wàccee suñu kanam ma ñëw wax mu bañ ma filmé ko nekkat boo ko fi wàccee bu subaa maa yow ñoo ànd dem maa yow ñoo ànd ba brigade de l'environnement te buñ demee dama la fay bàyyi wala commandant bi dinañ xeex da nga koy dindi par force te wax sensibiliser nañ ko ba noppi doomam ñëw ak ñaari charrette mu ne ko doo ko fi sotti mais xaw ma fu mu dem ak moom leen doo ko fi sotti te nag bu ñu fa toogee aussi on ne peut pas faire la loi am na ñu ko mën a def nañuy dimbali ngir yàlla on a vraiment besoin de vous surtout de vous sans complaisance. di jégaluwaat bu ñu joxee suñu mbokk yi door a ñëw ñu dalal leen bu ñu paree ñu jox le chargé aux affaires juridiques du maire mu wax foog naa mu lancé bi ngay wax rek laa lay préciser parce que bu ñu paree ci journée bi lépp lu des ci suivi bi loolu c'est du ressort du maire incha allah dina ci topp te foog naa du ci dellu gannaaw comme ni nga ko waxee ndax it bu ñu jàppee nit fii la war a fay see ci maire bi te xaalis boobu boo ko fayee ci lu dul yoon ay daan du la ci fekk te fii lay dugg donc loolu moom dañ ci dalal seen xel que ne bu ñu ñëwee fii bu soobee yàlla bu dee pour defar rek kenn du ci dellu d'un iota parce que dëkk bi environnement bi ñun ñoo ko mën a protéger Sénégal dafa wala vert Yoff dekk commune boo xam ne dafa wala verte ñu dimbali ñu ba lépp loo xamante ne day naxasal suñu commune bi ñu dindi ko fi loolu moom sur ce dafa ci dalal seen xel que ne fii ku fi ñëw man boobu bu ma fekkee amul négocier. salaamaaleykum wa rahmatullah donc je pense que man mënoon naa bañ a jël sax kàddu daanaka mbir mi lépp li nga xamante ne moo ci yoon d'après li ma fi dégg mooy ku ne xam na lan moo war a doon sa responsabilité parce que aussi bu ñu amee yéene bu baax pour defar it dafa am ñoo xamante ne ñoom la yàlla jox ñoom ñoo yor l'autorité ñoom ñoo mën a teg ay daan ñoom ñoo mën a jubbanti te yàlla def na comme ñoom wuyu si nañ ñu te liñ ci wax dal na suñu xel donc ñun dañuy rafetlu juste initiative bi xam ne lu nga xamante ne nii la suñu wareef la ñu gis ñu nga xamante ne suñuy administré leen ci Yoff la ñu bokk ñu wuyu monsieur le maire ci oote bi mu woote muy la gestion ouverte et participative donc loolu dañuy réitérer l'appel envers toutes les associations yi nga xamante ne ils sont dans le territoire communal di leen woo ci lii mooy bépp mbébét bu nga xamante ne nit am na ko pour yéene ngir defar Yoff ñun boo ñu ci woowee incha allah nañ ci wuyu ci suñuy moyens donc lépp lu ñu ci mën incha allah nañ ko taxawee donc je pense que bon pour bañ a guddal rek waaw Yoff TV moom bon ñoom suñuy partenaire leen yàlla def na loolu
donc di ñaan yàlla rek yàlla gën a fësal gën a wóyal partenaire bi ok donc xam naa damay jox la parole à l'UCG donc seen représentant moom aussi comme ils font partie des acteurs yi ñu sollicité ñu wax ñoom ban kii lañ siy taxawee. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di jégalu aussi si retard bi mais retard bi aussi lu ko waroon rek dama ne ko ci ab liggéey bi nga xamante ne peut-être mu ma xawoon tënk bu ma xaw a tardé mais ñu aussi yoon bi xawoon xat trop moo taxee na ma xaw a tardé mais maa ngi jégalu bu baax a baax aussi di rafetlu aussi initiative bi parce que man su ma gisee ñuy wax ci mbirum géej surtout littoral bi man dama ciy kontaan trop parce que maa ngi dëkk Yaraax pratiquement réunion bu mu assisté ñu wax ci affaire géeju Yoff dafa am kas waa kaddu ma ci sànni avant may wax ci sur le plan professionnel muy dafa am li nga xamante ne waa Yaraax dañu ko dund donc waa Yaraax dañu ko dund te ñaanu mela waaye dund loolu maanaam seetaan tey ku ñëw Yaraax tey ak démb xam nga am na géej gi am na différence te lu ko waral mooy seetaan donc moo tax saa yu mu jëlee kàddu si yu mel nii naa wax képp ku dëkk Yoff ni gën a góorgóorlu parce que Yaraax y a plus de 20 ans ñun fa lañ juddoo fa lañ yaroo naan dina sangu ci tefes bi mais léegi mënatuñ ko tey donc Yoff aussi il est menacé donc su ma gisee aussi initiative bu mel nii il faut que aussi moo wax la ñu gën a góorgóorlu voilà loolu daal waa Yaraax daal leen donc vraiment muy initiative bu rafet aussi di wax rek aussi di nu aussi monsieur le maire parce que ñun bokk na si ñun waa UCG dafa bokk si ñun njëkk recevoir te aussi recevoir bu lan moo nekkoon kii bi mbébét bi mooy nan la ñuy def pour Yoff bokk maanaam ci commune yu gën a set ci région de Dakar aussi mu fekk si aussi man tey Yaraax laa dëkk mais à chaque fois dem naan man affaire de compétition la tey man maa nekk CST de Yoff maanaam képp li nga xamante ne mbirum mbalit la ci commune bi man lañ ko dénk bien vrai que dañ ko xaaj en 3 parties muy Yoff village mu commencé peut-être ci CM bi dem bo ay Layeen dem Tongoor Ndenaat dem bo Biagi Océan beneen partie bi nekk Est Foire ko kenn moo ko yor muy ku ñu wax Amadou Mbeng Nord Foire keneen moo ko yor ku ñu wax Amadou Sy donc pour wax leen rek ne maanaam UCG nu mu fonkee maanaam Yoff parce que am na commune yi nga xamante ne benn CST la ñu am léegi liggéey bi dañu ëpp doole ba maanaam ku moom kese du ko mën a gérer mais bu gisee ne Yoff dafa nekk maanaam ci commune yi nga xamante ne commune bu spéciale la il faut que aussi soo koy liggéey aussi liggéey bi aussi day spécial moo tax maanaam ñu daggee ko noonu donc di wax rek ci journée bi nga xamante ne moom lañ jëm samedi UCG je pense que képp li nga xamante ne war na ñu ne ko def comme ni ko doyen waxee léegi nii muy ay éléments moom loolu moom forcément day am peut-être mën na am une centaine mën na ko ëpp it donc mais aussi dafa nekk aussi liggéey bu nga xam ne aussi balaa nga ko aussi il faut nga def état de lieu il faut nga dem sur le terrain aussi xool li nga xamante ne maanaam moom la laaj maanaam muy matériel lourd maanaam ndax est-ce que war na am nderaan ndax war na am ay camion war na am ay tesseuse xëy na yooyu yëpp après xëy na yéen su ngeen jàppee bés ñu dem suba lay donc rek ginnaaw suba yéen ay si yéen lay Mansour nañ ci waxtaan après ñu xool nan la ñuy def pour dem def état de lieu xool mooy yi nga xamante ne moom la laaj après ñu kii ko aussi bu ma ñëw aussi dama ñëw si turu coordonnateur xëy na si la waroon njëkkee coordonnateur moom ma yebal muy coordonnateur Dakar 2 muy Déthié Faye moom ma yebal aussi bu ma yebal aussi lii la ma wax dama ne képp li nga xamante ne maanaam ñoom soxla nañ ko suñ ko demandé incha allah muy samedi muy dimanche danañ ñëw parce que aussi fekkee problème personnel aussi vraiment ñàkkuñu ko macha allah am nañ personnel bu doy aussi matériel bi aussi am nañu pelle am nañu ay ndiraan yi nga xamante ne donc bés ba aussi je pense que dañ ko génnee pour rek bés bi maanaam doon bés bu nga xamante ne bés bu réussi lay doon une fois encore ñëpp nañ si jàpp ñu mën a jàppee mooy mën ko à chaque fois compétition la te Yaraax bu mu dëkk tey su ma sonn fii muy gën a set su ma ko waxee day jaaxal ñu bëri parce que kenn du mën ta Yaraax fii li may noté waaw fii li may noté donc dama ne journée bi suma journée la journée UCG la parce que aussi suñu def évaluation mënuñu wax tey mënuñu wax bu pare tey te duñ UCG wala tuñ la gendarmerie wala service d'hygiène
aussi même aussi di remercier aussi waa gendarmerie bu baax a baax parce que am na jàppale bu baax boo xam ne aussi ñoom aussi dañu koy jàppale ci des fois aussi ñu jàpp suñu oto yi nga xamante ne peut-être dañu xaw a kii jalgati mais suñu vraiment aussi ñoom dañu xam ne kat ñu service public lay def comme ñoom ñu jàpp nañu si aussi muy dugg si beneen kuréel bu déwén nga xam ne aussi xëy na sànq ki junj na ko muy maanaam fumier yi lu ñuy xaw a sonal aussi si la bokk maanaam fii dafa bëri ay yarkatu kii Yaraax dafa naa ko foofu nu mu ko defee woon mooy bu mu fa nekkee maanaam association yi nga xam ne mooy association maanaam ñuy yar ñëpp dañu ñëw ba demoon benn groupe am bés bi nga xamante ne bés yooyu la ñu génnee seen fumier ñu ne comme par exemple lundi Yoff laayar ñuy génnee ñu ne mardi ndenaat extra bu Yoff daj donc je pense que mën nañu ko organiser wu ba dootuñu ko jox sareet yi mais sareet soo ko sareet yi amuñu possibilité pour yóbbu ko Mbëbës donc si oto lañu koy tur mais des fois aussi ñu ñëw si mbedd mi xool gauche xool droite gisuñu kay ñu këpp ko si mbedd mi donc je pense que aussi suñu organiser woo de telle sorte que donc su ko defee maanaam képp ku am fumier rek maanaam nga sollicité ñu organiser wu xool daan def bu jël si Yoff waaw Yoff waaw ku leen laaj xaalis bañ leen jël leen sama numéro da ngay jël sama numéro mu ne ko tas 77 la 529 51 34 képp ku laajte xaalis 529 51 34 waaw 77 waaw Ibou Ndiaye laa tudd voilà 51 34 waaye donc ñu ñëpp vraiment defar bu ñu tax a jóg defar nag maanaam su fekkee ne moo la tax a jóg képp kuy yàq rek maanaam da nga war a jàkkaarloo ak moom donc fa lañ toll donc du ñàkk aussi nga njaboot ñi nga xamante ne aussi dañuy jalgati yaa ngi dégg mais n'empêche da nga wax ak ñoom mais nag loolu kenn àndu ci kenn laaj leen xaalis parce que service public la ñuy def donc Mansour vraiment merci aussi maa ngi lay remercier bu baax a baax parce que suba la ñu gisee ma ak yow ma gis sa taxawaay aussi vraiment bu doon taxawaay boo xam ne taxawaay bu responsable taxawaay bu bëgg a liggéey ak waa UCG ñu aussi vraiment tal nañ si loxo waa mairie Yoff di leen wax ne képp fu ngeen soxlaa su ngeen woowee incha allah nañu incha allah amuñu seen fay. merci beaucoup jërëjëf. Nous remercions aussi le coordonnateur Déthié di remercier aussi notre frère le combattant l'infatigable gisuma ko woon sax Mamadou Mbengue qui est là. Merci beaucoup sëñ Mansour merci beaucoup Mansour yaakaar naa ne ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ni am nga ko di wax rek waa Yoff démb ni li ngeen fi jot a wax depuis boobu ba léegi ak doléance yi ngeen fi teg yëpp incha allah dinañ ko jottali monsieur le maire bu yegsee dinañ ko defal compte rendu bi parce que comme ni ko madame le maire waxee woon sànq amoon na yéene lool teew fi mais comme ni ñu ko waxee rek chaque fois contrainte professionnelle yi moo ko tënk tey ba tax na mënu fi teew mu digoon ñu nag santoon ñu teewal ko fi ba nga xamante ni lépp lu nga xamante ni moom waroon na ko fi bu teewee rek mu bañ fi manqué te incha allah liñ fi wax yëpp aussi dinañ ko yeggee di remercier aussi suñu partenaires yi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew fas yéene taxaw pour jàppale ñu mon commandant ñu ngi leen di nuyu di leen remercier bu baax di jéggalu nag léegi nii dama jógoon c'était extrêmement urgent il fallait me répondre téléphone bi moo tax maa ngi ciy jéggalu bu baax di remercier waa UCG di remercier aussi waa Eaux et Forêts ci ñoom ñëpp seen disponibilité donc ak seen ubbeeku bu ñu am pour taxaw pour jàppale ñu ci li nga xamante ni moom moo di journée samedi bi et même au-delà parce que ñoom ñëpp kenn ku ci wax mi ngi wax lu jëm ci nu ñuy fexe ba organiser journée samedi bi mais aussi naka lañ koy pérenniser naka lay amee suivi parce que xëy defar tey rek baax na mais dañu bëgg li ñuy defar ñu fexe ba di ko suivre ba nga xamante ni Yoff bu ñuy wàññi communes yi gën a set ñoo ciy nekk numéro 1 te yaakaar naa ni tey jii rek ci suba dalal nañu ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ville chargé des questions de l'environnement ñu ñëwoon fi di waxtaan tànn Yoff pour célébrer fi ren ji li nga xamante ni moom moo di journée mondiale de l'environnement te yaakaar naa ni loolu ci taxawaay bu am solo bi monsieur le maire taxaw pour bëgg commune Yoff nekk une commune durable nekk une commune verte bu nga xamante ni wax dëgg yàlla question de propreté question d'environnement d'environnement dina nekk loo xamante ni dañ koy régler à jamais
loolu la bëgg ba tax na ren ji Yoff lañ koy célébrer incha allah ñu leen koy informer ngeen am primauté bi xam naa ne bu yegsee dinañ ci gën a waxtaan yu mel noonu ñu xool naka la ñuy jàppe ci sensibilisation parce que day laaj aussi action yi ñu ciy profité waale di sensibiliser population bi parce que am na loo xamante ni ñun ñëpp mën nañu ànd groupe pour jéem ko faj mais am na loo xamante ni aussi ay actes de tous les jours la ay actions yu nga xamante ni nit ñi ci boppam dañ ci war a yeewu war a xam ni question de l'environnement kenn ku si nekk da nga ci am responsabilité da nga ci am rôle boo ci war a jouer pour que ensemble ñun ñëpp bu ñu taxawee nu ñu war a taxawee ñu solutionner ko une bonne fois pour toutes donc di wax rek ni peut-être dañuy woyal liggéey bi parce que y a des visites de terrain yu nga xamante ni war na mën a am xam naa ni su boobaa kii di madame le maire Adja comme moom mi ngi ci biir ak Mansour Seck mi nga xamante ni moom mooy président commission environnement bi ak monsieur Ndiaye Diène bi nga xamante ni mooy agent voyer bi ak Amar ak ñeneen ñi nga xamante ni conseil yi si bëgg bokk yëpp ñu àndandoo xool naka la ñuy balaa boobu tenir waat yeneen réunion yu nga xamante ni peut-être chaque 2 jours chaque 3 jours pour mën a préparer li nga xamante ni moom moo ci war yëpp en tout cas jàpp leen ni lépp lu nga xamante ni noonu la ci mairie bi war a taxawee incha allah dara du ci manqué ba jour bi lépp lu nga xamante ni war nañ ko ci def pour que journée bi mu am réussite et que prochaine fois aussi ñu gën a yaatal xam ni li ngeen def nii ñun ngeen ko defal population Yoff yëpp lañ ko defal et que fépp fu ngeen ko soxlaati rek jarul kenn di hésiter nañu xam ni idée bu ngeen am dans le sens de bien faire dans le sens de comme ni ngeen ko waxee rek da ngeen bëgg catalyser tous les efforts pour que commune bi mën a mucc ayib commune bi mën a génn ci yenn difficultés yi nga xamante ni mi ngi koy rencontrer yaakaar naa ni bu ngeen taxawee taxawaay boobu da ngeen jóg pour jàppale monsieur le maire ci rôle bi nga xamante ni moom la am war ko mën a exercer donc sur ce dañuy wax ni rek peut-être dañuy jox agent voyer bala ñuy tëj mu sànni ci parole parce que bëggoon na jël kàddu sànq avant muy jóg donc mu wax ci peut-être nu ñuy organiser visites et autres donc bu ñu paree je pense que war nañu mën a delloowaat kàddu yi suñu kilifa yi ñu sànni ci kàddu pour tëj wala ak ñu defal ñu ñaan aussi. asalaamaaleykum merci madame le maire assistante bi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu waa Yoff Démb ak Tay ci initiative bi parce que defe naa ne lii lu noble la et je pense que maire yi lañ koy defal ndax li ñuy def nii maire yi moo ko waroon def saa yu ne donc je pense que puisque monsieur le maire Mansour du président de la commission de l'environnement ak adjoint yi fi nekk yëpp wax nañu je crois que li ñuy wax rek mooy maam bu mundir sànq dafa wax mooy humain mais dafa fàtte suñu yos je pense que ñun bépp agent bu ñu am mu nekk ci environnement bi incha allah bu samedi foofu lay xëy donc ak moyens yi ñu am donc di rappeler rek comme ñëpp ni ñu ko waxee je crois que nettoyer baax na trop mais li ci ëpp solo mooy après nettoyement bi je pense que après le 14 parce que bari na ay opération yu ñu def yoo xamante ne pérennisation bi mooy pose problème donc je crois que fi ñu war a accentuer comme madame le maire ni mu ko waxee ci biir semaine bi je pense que war nañu jël ay solutions ay teg ay moyens ay dispositifs yoo xamante ne juste après à partir du 15 loolu dafay dugg en jeu parce que nañu xam ne Yoff la ñu ne bu ñu nettoyé le 14 di xaar lundi bi mooy le 15 boo xëyee mooy da ngay xalaat ne nettoyé woon je crois que am na ay journée yu ñu ko def yoo xamante ne jour bi ñu nettoyé le lendemain bi ñu ñëwee donc dafay mel ni kenn nettoyé woon te dafa nekkoon ci ay nit vraiment bari yoon na lool ñu defoon ko ak ay américains yu fi ñëwoon et tout donc journée yu mel noonu dafay laaj avant bés bi ñu mun a toog waxtaan xool à partir du 15 rek yan dispositif la ñuy teg pour que lu mel noonu bu bañ a am donc loolu laa noonu dama ko ciy dolli ngeen jégal ñu. ak salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen baalu àq di leen baal àq di ñaanal yàlla équipe municipale bi ak maire bi nga xam ne moo ko jiite mission bi nga xamante ne yàlla moo leen ko jox parce que mission bi kenn joxu leen ko yàlla moo leen ko jox ma di leen ñaanal yàlla na ngeen ko réussir yàlla bu leen Yoff réccu ci barkeenu sallallahu alayhi wasallam damay wax toujours nag man ku ma xam-xam ne des fois dafa am lu ñu may waxal li ñu may waxal lépp nag man la parce que damaa bëgg sama askan laa bëgg ci boppam ba ku dal seen kaw ma dal sa kaw man Jaraaf ku dal sama askan ma dal sa kaw aw ma ci xàjj nag ak seen comme que nag yéen yàlla dafa def yàlla yéen la fi teg ngeen di ñuy soog a ñëw
du ma xuus ci dara lu dul ci yoo fi démb ak tey yi nga xam ne moo ñu fi indi su ma nee moo ñu fi indi parce que initiative yëpp moom la association yi bari na si yoo fa waaye ku ci mel ni ñi amu fi parce que man ku ma xam-xam ne man dugguma ci lu bari mais nag ñii fuñ ma ooy ma jóg cos seen première œuvre defe naa mooy teenab maam non dama surtout noonu nee naa damay wax ba géex seen première œuvre c'était ban date la woon teenab maam Njare je vous en prie dimbal leen ma ci sinon duñ dema da ngeen ko fàtte waaye kon yàgg na voilà justement booba la ñuy soog a sanc la ñuy soog a sos association bi loo xamante ne lii ñun borom ndombi tànk yi man lu ma neex lay wax ñun borom ndombi tànk yi ñoo ko waroon def muy les lieux cultes muy place u cosaan parce que ñun nitu cosaan lañu imaam yaa ngi nii tey nag dugg na si cosaan am na ñaari branche ñun nitu cosaan lañu loo xam ne ñun ñoo ko waroon def bañ ko war def yàgg na defuñu ko bañ ko war def yàgg na defuñu ko ñu toog ba yàlla def ñii yàlla indi leen fi la ñu waroon a def ñun ñi nga xam ne ñun lañu wax ne ñoom lañu dénk dëkk bi ñun lañu dénk dëkk bi booba xaajuma falo ba ni ma faloo defuñu ko ñii yàlla def ñu ñëw seen première œuvre mooy les lieux de culte ñu defar ko taaral ko ba mu taaru ku xamoon teenab maam Njare ku nekk xamoon na ne sal la fa nekkoon ci salte kenn xamul mu mel am na kër yoo xamante ne dañu génnoon seeni foos muy tuur si lieu de culte yi maa tey yaa ngi maa dégg ah voilà donc non gis nga nit booy faj da ngay faj mu métti am na ñoo xam ne dañu génnoon seeni foos seeni tuyau PVC ci lieu de culte bi ngeen ñëwee tey ku gis teen maam Njare xam ne taara nga fa ba ngeen jógee foofu ngeen ñëw si fi maam Njare di njëw fi waa Ndooy di kiiwe di xéewaloo ngeen taaral ko ba mu taaroo yooyu yëpp dama ko fekkee ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam nga bu ma ci gën a frappé ba ngeen duggeen di naat xam nga ab sa fii déet naa man laayeen la bàyyi laay boo gisee laayeen barewul woon ay étage boobu suturlu bi moo taxoon parce que boobu bëgguñu ku taxaw ci kaw tiim kuy suturlu te amul kii yéen seen œuvre yooyu ma fekke ko ngeen fekk ñoo xamante ne ñi ay urngal la ñu am ci seeni kër ay urngal waaye maa tey ay urngal la ñu am seeni kër ngeen suturaal leen kon yéen yal na leen yàlla suturaal xam nga olof yi dañuy wax ne xëy baax yomb na trop waaye li jafe mooy nga dëkk ca yéen bu fekkoon dajeen na woon xuy na kamaj kon ba dina ngeen kamaj association bari woon na fi si Yoff ñi fi ne xuy na kamaj bari na fi mais man damay wax ne man yéen waa démb ak Yoff yi démb ak tey yéenay samay frère Yoff yéen ak samay apexi yéenay samay borom doom bi tànk parce que dama gis ngeen ñoo xam ne da ngeen bëgg dëkk bi te man dëkk bi ku ko bëgg ma bëgg la ku ko bëgg rek bëgg naa la kon ma di leen ñaanal yàlla bu baax yàlla na leen yàlla la ma leen daan wax ca commencement ba yàlla na yàlla jël projecteur am tekk seeni yoon boo gisee monsieur le maire ma wax leen lii lépp xëy na laa wax réere ngeen mbir ñii parce que man ngeen yaakaar ne association buy soog a sos la te fekk association bu fi yàgg la ay association bari na fi trop sax mais ñoom ñëpp dañ na xuy na kamaj rek wala ñi si bari intérêt personnel la ñuy demee bu ñu demee intérêt général ba ci kanam ñu demee intérêt personnel kon boo gisee wax ji yëpp monsieur le maire pour ngeen xam ñii fi ñëw tey nan la ñu mel ci Yoff ak nan la ñu bëggee Yoff ñu si bari nag ay membres yu Fra Yoff lañu ay membres clés yu Fra Yoff te ñàkkuñu fayda parce que ñii bu ñu ñàkkoon fayda tey Fra Yoff doon na ñaari Fra Yoff parce que jéem nañ ko ba tey Yoff dafa métti de waaye am leen fulla am fayda sànq Koos dafa wax ne Mansour jeexalaguma Mansour Koos jox na la 45% waaye man 60% laa lay jox parce que démb da nga ma séduire yàlla sédd na ko da nga ma séduire démb ma ñëwaat tey encore nga séduire waat ma xam nga loolu ma séduire encore dañu jël politique teg fële parce que dañuy liggéeyal dëkk bi nag bu ñu ko bëggee liggéeyal yàlla def na ngeen sa taaxuraan ni nga ko waxee sabaru ndaw rabin ba yàlla jox leen yëf yi teg leen ko fële nag léegi te liggéeyal dëkk bi parce que loolu la leen nit ñi doon xaare kon boo nee
couche yëpp ñu ngi fi tey nañu jël politique teg fële man 60% laa lay jox su fekkonte ne amoon naa cofeel ci seen équipe municipale bi 20 jàpp leen tey am naa 50 ci yéen man nag lu ñu ma oowul bokkuma ci damaa am fulla trop nag lu ñu ma oowul rek bokkuma ci macha allah waaw xam nga donc waa environnement aussi yéen da ngeen ci am ngërëm parce que man ci dëkk bi laa dëkk ci tefes gi laa nekk surtout les charretiers réew nañu salté nañu autoritaire nañu ba pare sont des voleurs ay sàcc lañu luñ fi sàcc rek ñoom la kon il faut ñun ñu am suñu fulli bopp ñun bu ñu bëggee defar dëkk bi bu ñu xool ne man li may nekk autorité coutumière damay rayante ak ñoom ci terrain bi ku ma fekk muy def lu dul yoon barki dem def naa ko si xoolal laa yéen ab saret di fa romba deful seen couche yooyu mbaal yooyu loolu aussi war ngeen ci taxaw mbaal yooyu xoolal jàmmalaay na mu mel ab saret di fa romba duñu kuusu la ñu fay wàcc fa lañ koy wàcc ñoom dem seen yoon ñoom na seen aajo faju rek li se s'en fout mais c'est pas comme ça nit boo nekkee ci dëkk da ngay oser da ngay am fulla am fayda gis nga lii du dara man dama ko naan nii summi ko teg dindil loolu mooy dëgg kon ma di leen jéggalu baax ci wax ju bari ji du ma jàll nag te gërëmuma aussi monsieur Mbengue comme ni ko Mansour waxee yow politique indiw la fi Ndiaye Diène sama rakk la maa ko yar ku leen xamoon démb xam ne doolu nitu politique vous êtes des serviteurs du village kon maa ngi ñaan suñu borom yàlla na yàlla taxaw bu baax di ñaan maire bi aussi maire bi fi nekk yàlla na am nopp boo xam ne bi yàlla moo ko koy dee ci yéen parce que yéen dëkk bi moo leen ñor mais du ko fi toog moo leen ñor déedéet kon wasalaam ngeen baal maax rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalq sayidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw loolu ñu ngi nuyu madame la maire te xam naa bu ñu ko nuyu nañ conseil municipal bi yëpp di nuyu waale directeur de cabinet xanaa seenu daanu di jël nuyoo dëkk bi te ki nekk sa boppam muy alxaaji Babacar Mbengue ndey ji réew ak jaraaf seeni géey di leen ko jotale yéen ñëpp ndax yàlla ngee dogal Yoff ñaari ko séq administration ak coutume waaye wàllu diine bi ñu jël nuyoo jox ko sang bu tedd bi imaam Maxtaar di xalif général des Layènes ak imaam Mouhamadou Ndoye imaam ratib bu Yoff ki ngeen jàkkoor lool fi muy wax ak yéen mooy jaraaf imaam Mouhamadou Diène loolu lépp nag yàllaa ko dogal jaraaf la imaam la loolu la yàlla dogal bokk ci Yoff démb ak tey li tax ma sawar ci jataay bi mooy dëkk bi ab coutume moo ko lal avant administration coutume la coutume administration ñëw ñu war a ànd booloo xam ne lépp njariñal Yoff la kon bu Yoff démb ak tey jógee bëgg a nekk tànk dëkk bi nekk loxoy dëkk bi nekk lamiñu dëkk bi bu ñu ne ay ca man damaa jóg du ma xaar ab convocation du ma xaar kama oo damaa jóg parce que dëkk bi moo ma ñor ay waxuñu ma kaa yëguma ko man yooyu neewu ma si Yoff démb wax tey yàlla dafa dogal du ñu réunion la ñoo programmé ne ñu ngaa dem kenn moo naan suba dañoo nettoyé géej kala jóg ka joogul ñun ju jóg donte ñaari nit a fa nekk dinañ fa dem réalisation yi kii di wax yépp noonu la demee mën nañu toog vendredi dimanche dañoo dem place sàngam lii tax nag ma sawar nekk si am na yu si kii junj ndax Yoff démb ak tey du association boo xamante ne bi dañ ko formaliser rek pour mën a am légitimité ak légalité mais bi ñuy jóg dañ doon jóg rek bàyyi defal yàlla fekk nañ fi ab miir kër goo xam ne gi miir bi yëpp day pare daanu ñu daaneel ko tabaxaat ko te kooku doon wax naan doolu ñu dimbali rek defal ñu ko sipteel ñu ko kii mooy secrétaire général mu ne noonu dañ kaa daaneel tabaxal leen ko ñu daaneel ko defal leen fenêtre yu bees bunt bu bees defal leen buntu kër fekk ñu amul toilette
booy dem da ngay romb mbedd mi ak seen sangukaay kuy romb si benn bi di ci nekk si toilette ñu defal leen toilette laajuñu xaalis defuñu ko pour koppartu dañ ko def fii sabilillahi noonu la ñuy fonctionner li ñu décidé nii wala li ñu mébét nii tamit du dara lu ñuy retombe yu ñuy séentu déedéet ñun ñoo yoof nit dëkk yoof li alquran di wax laa yugayiru llaahu ma bi xawmin xataa yugayiru ma bi anfusihim aw xeet dañuy dunde yàlla du ñëw mukk di ko changé ñoom ñooy am pas-pas dogu ne lii na fi jóg yàlla jàppal leen si tànk yooyu la yoo fi démbax tey taxawe dama ci bokk nag li may nekk jaraaf bu yor peel jotee dama sim mbuba mi yor peel bu ratu jotee dama yor peel parce que tamit seydul xaw mi xaadimuhum boo buggee nag nekk sangu xeet bi da ngay nekk seen bindaan wàccee sa boppam buñ ne bale nga bale buñ ne ratu nga ratu si tànk yooyu lañ fi ñëwee di wax monsieur le maire ndax ñu fi assistance bi yoo fi démbax tey du parti bokkul parti ku xamul nag mag ñi bu ñuy wax naan duñ kontar buur di ngeen ko xam tey bi ngeen nekkee si maire bi duñu kontar buur moo la képp ku fi yàlla teg dañuy ànd ak moom liggéey loolu tax mag ñi naan duñu kontar buur mënoo jël nit nekk ñu tànn ka nekk yaay njiitu dëkk bi nga naan duma ko jàppale wala forumaax moom wala ñee ko fi indi déedéet nee naa yoof gii capitaine gaal bi la ñu changé mais gaal gi ñi si yéegoon ñëpp ñu ngi si muy doom yoof capitaine gaal bi mooy maire bi moom rek la ñuy changé mosu ngeen a dégg benn maire ba fi toxu waa dëkk bi toxu ànd ak moom fi la ñoo des bu ngeen réussir yoof réussir du ñun yoof yëpp réussir bu ngeen échec yoof yëpp ak échec kon kuy fexe pour naan maire bi échec yaa ngi ñaan yoof dellu ginnaaw ñun yoof lañ gëm kenn demaluñu fenn yàlla yàlla ma dimbali amul benn maire ba fi ma sa nekk defal ma dara du pandat du mandat du dara kon mën naa wax ne maa moom sama bopp te li ma gëm laay wax li ñu gëm nag mooy yoof jag bu ngeen ñëwul woon sax dañ koy def kon nag alhamdulilah bi ngeen xamee ne si seen compétence la bokk ngeen jàpp si kon daf seet sotti si waaye Mansour wax na ko ku bëgg fu fanaan ak ku bëgg ku wéttali ubal bunte bi di leen war a jotale yoof ñoo ko moom ñoo ko mën a jagal keneen duñu ko jagalal ñun ñoo ko mën a defar mu baax ñoo mën a seetaan mu yàqu kon nag bu ñu seetaan ay jullit lañ l'islam moo ñu sant an nazafatu min al iman set bokk na si gëm yàlla te nag mu jëpp sa mu yàqu musiba la yoof te feseeg yoof tubaab bi dañ fi daan def ay parisol di fi toog léegi sañoo fay dox tànkam neen kon dellu na ginnaaw am na yeneen yéene yu yoo fi démbax tey duñ ci ñëwagul lu mel ni déressage géej gi faxe ba gasaat ka génn suuf si pour tefes gi randatu ñu amaat tefes yooyu yëpp am na possibilité avec coopération waaye ñu ngi ñaan yàlla li ñu mébét muy liggéey maire bi Yoff yàlla def si ndam ngeen xam ne nag yoo fi démbax comme ni ko Koos waxee bi ñuy ñëw fii seetuñu Seyna Issa maire bi lañ doon seet si ça veut dire que kon ku ñu fi fekk rek dañuy wax ak moom ku nekk nag am na foofar ku nekk am na tarixa boo bokk mais yoo fi démbax tey demuñu si identité benn parti dañuy def pour Yoff fu ngeen ñu soxlaa bu leen hésité Yoff ñoo ko bokk de ay kii fële la farax kii yooyu teg leen ko fële Yoff ñoo ko bokk maire ba fi nekk ñoo ko moom tey ba ëllëg dañoo liggéey dëkk bi kenn demoon ñu fenn kenn ngalaa buñu loolu ngeen xam ko fi may tëjee rek mooy ñu ñaan yi ñu mébét yàlla na ko yàlla mottali lii dal na xel ndax bu ngeen oyofaloon mu oyof bu ngeen ko jàppee mu waax Aman Ndiaye Yoff ñun ñëpp ñoo ko bokk Mansour kontaan nañ li tax ñu kontaan mënoon ngeen a ñëw ne maire leen yebal figuré rek jékki-jékki ne fes mais da ngeen dem commencement ba fin waaw xam ne jërëjëf démb la walaay ndeysaan walaay ndeysaan bu ko defee nag ñu ngi leen di ñaanal réussite ñu ngi leen di ñaanal réussite totale yàlla am na ko mën na ko ñunu neen la yéen ñëpp Yoff ngeen juddoo Yoff ngeen màggee te xamante nañ démb bi laa tey fexe leen ba ëllëg bu leen dajee ñii di sëgg bu leen diggee lu ngeen manul bu leen wax lu ngeen manul lu ngeen wax na ngeen ko def ngeen di respecter rendez-vous ndax kat alxur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne ayatul munafiqina salaasa ida xadasa kazaba wa ida waada axlafa wa ida tumina xaana nee na mandargay naafiq ñett la
bu la joxee bu la diggee wor la ah bu ñu la wóolee nga fecc kóllëre te fu mu wax rek wax kàcc fausse rendez-vous moo gën a bon képp koo gis muy fausse rendez-vous nekk naa fekk nga ak ku mënti doon jox la 5 heures toog ba 6 heures di la laay dina fekk la yorante bee ko wax amul excuse yorante bi ne képp kuy fausse rendez-vous képp kuy wax teggi képp koo xam ne kii bu ñu la wóoloo nga fecc kóllëre naa fekk nga kon nag nañu góorgóorlu koos ñun ak ndomba tànk lañ kenn duñu limité dañu dénk baat bu ñuy wax dañuy wax ba doyal bii ngay wax da nga wax ba doyal madame la maire wax ba doyal kenn duñu limité bu ma parewul damay continuer wala bu ma nee na bu ma kenn oo man ñëwuma pour rafetal ab jataay non damay wax mu leer ñëpp dégg ko pour la bonne fois daw ma si benn ab jataay pour di taaral ab jataay déglu leen li ma wax c'est très important man du ma jaraafi jekkal ab taar di ma invité pour toog comme ku ñëntal fu ma dem damay joxe sama xalaat wala bu ma kenn invité si lépp nag loolu naka ñëpp a xam naka ñëpp a dégg ku may invité si béréb ñëw ma pour taaral béréb ba dama ñëw pour joxe sama xalaat si dëkk bi parce que dañu bëgg a def Yoff changer Yoff set mënuñu ñoo jox baat ba pare ñu ñëw tox sa ginnaaw naan leen def baax na teewaluñu fi kenn suñu ndomba lañu fi teewal te respecté leen seen i ndomba tànk ñu respecté ni mais boo nekkee xam ndomba tànk di ko patam patamee kon keneen bu doyoo di les ak ndomba tànk wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin man dama leen di baalu ax xam nga lu tax ma di leen baalu ax dama leen yàgg dégg lool waaye wóoluwuma leen waaye tey laa gëm ne billahi lazi la ilaha illa huwa barke sëñ Babacar 82 ba tey maa ngi politique yow xam nga ne daje nañ ba tàyyi si PDS fii ñu bare xamante naa ak ñoom mais nag tey dama am mbetteel si yéen ndax yéen tey jogu leen naan ma doom ji jëlal ma ko ma lale xam nga lu leen fi indi jóg defar dëkk bi te comme ni nga ko waxee alxuraan naka wax toppatoo sa dëkk si topp yàlla la bokk ngeen ñëw fi ngir lan defar dëkk bi kenn ku nekk sa kër am nga loo fayee sa bon mais bu la leeree ne boo defaree sa kër génn sa laxasu caaf sànni si mbedd mi toog sa mbaaram géej naa dëkk bi doxul yaa ko tardeel Seydi bi mu campagne lan la wax damay tàllal ñëpp loxo dama oo ñëpp ñun loolu la ñu ànde woon ak moom bu ñuy campagne yoruñu juróomi dërëm mais fu ñu dem rek dañuy wax boroom dégg-dégg yi du ñu dégg bàyyi ñu fenn enveloppe fu ñu dem rek wax bi ñu wax te Seydi ba léegi fi mu toog fii lundi ni tey audience la may ñëpp tëjulul kenn buntaam ba suba lam la ñu may ñun conseil heure bu ñu soxlaa dugg génn mais à part ça dëkk bi ñoo ko moom tey rek xëy na la recevoir nee na lu tax ma di ko def ku ñëw ma déglu la waaye du ma dik kenn ku ñëw ma ne la incha allah lu ma mën dinaa ko si def bon am nañu yaakaar bu baax si yéen man day bett ngeen ma dama leen daan déglu den su suma borom bax ne ma xonq ma leen toujours dama koy sànnee xeer ndax moom xamante nañu kii sama rakk la moom laa gën a yëpp moom maam Issa moo ma gën a xam di donc bon man daal bitt ngeen ma tey bitteel goo xam ne gi yàlla na yàlla jàppale leen si barke Serigne Babacar parce que fi ngeen ko teg fii la ndax lu ñëpp a bokk benn nen bu ko ñëpp a bokkee mais dañ koy may nees ku nekk cappa mais boo ko baxalee doo dem te yéen wane ngeen ne yéen da ngeen bëgg a Yoff da ngeen waroon a toog ba sëy di ñëw fekk si leen te pourtant amoon na yéene ku takk ndomb ak tànk mu ñëw fekk ne la kaay ñu liggéey mais comme ni ko Mame Sor waxee waaye kii ut fu mu fanaan ndax kuy seet ki ko wéttali mais te jël bunta du leen boole donc war nañoo dalal xel ne ñun yàlla àndanoog ñu yàlla dafa ànd ak ñun ndax bunta bu ñu fëgg macha allah mu ubbi ko kon nag xale bii di Seyna Issa Laye yal na yàlla jàppale ko ndax ambition bi mu am si Yoff ak yéene bi yal na ko yàlla mottali Mame Sor nag du ma xëy si moom du ma gont si moom ndax sama sëriñ dafa wax ne nit boo waxee léppam yaa ko catu sekk yal na la yàlla jàppale sa mission bi yal na egg ndax dañ la jox loo man loo capacité loo man yal na yàlla jàppale la sama rakkama Issa nuyu naa la sama doom yaa ngi xaw ba tabaarkàlla mënuma lim ndax fii samay léppaa fi ne ñoom xamante nañu waa tabaarkàlla macha allah mais kii borom bax na xonq yi tey maax yéena ndax yow li nga wax man xam naa ne yow doo caaxaan bi cooli baree bokkuloo si mais bi nga waree jóg rek nga jóg man duudu ku la xam laa turum merci jaa ngeen jëf merci. ICG jotuma leen lim te ñoom la ñu war a jiital rek ñoom la ñu war a jiital si lépp xam nga lu tax ñoom la ñu war a jiital parce que ku nekkal li nga bonle boo ko génnee wàcce ko si biti ñoom ñoo koy jël yóbbu ko fu mu war a kon ñu ngi leen a gërëm di leen ñaanal waaw ngeen di jël nag seeni matukaay waaw si maska yeex yooyu yëpp waaw am na solo ñu jàng fatiha ak salaatul fatihi def ko addiyee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan li ñuy mébét si dëkk bi ak si bés bi lépp yàlla nañu ko yàlla boole defal ndam bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bismillah
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin